asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo Bernde ñu ñëwaat ak yéen ci seen émission tey nag dañu ñëw nii pour defaral leen benn sandwich bi nag dañ ko basé woo ci Domino benn pizzeria mooy place bu ñuy jaayee pizza boo xam ne moom moo fi nekk vraiment sandwich bi nekk lu rafet loolu te neex donc moo tax ma ne xaaral ma ñëw dupliquer ko ci kër gi bu ko defee ki nga xamante ni moom amul accès ci loolu walla même bugg ko jënd nga xam ni dina ko mun a defaral boppam donc pour loolu nag dañuy defar suñu pâte à pizza ku bëgg a xam pâte yow yaay xool pâte bu la neex walla bu ñu jaayee pâte noonu nga jënd ko walla bu fekkee ni pâte mburu nga bu ñu defar ba pare walla mburu ngay defar nga utiliser ko donc man fii nii suñu pâte à pizza bi nga xamante ni moom laa leen wanoon def naa ko plusieurs fois ak xale yi donc moom moo nekk nii ngeen gis ñu tegoon ko fii pour mu def commencer procédure fermentation bi donc li ci nekk mooy farine ak ndox ak aussi tuuti lem pour ak levure boulangère pour nuñ koy waxee pour make sure ni levure boulangère bi mi ngi marché ak aussi sel moom laa def fii donc ku nekk yow yaa xool lu la neex su la neexee nga boole ci def ci sa ay garlic powder ak onion powder mu nekk ail en poudre oignon en poudre yeeg yooyu pour safal ko mais man damay rester toujours loo xam ne lu authentique la nga xamante ni tey jii mburu bi mun naa ko utiliser pour leneen su ma ci bëggoon def par exemple lu sucré loolu du ma tënk daal ndax kii yiñ ci yeneen épices yiñ ci def yi donc sans plus tarder duñ def rek lu dul ànd ak yéen ci wàññi bismillah voilà li ngeen gis nii dañ ko daal di teg depuis ci suba lañ ko defaroon donc muy peer ak a jóg ak a def ay affaire am donc gis ngeen ko nii macha allah ngeen gis bulle d'air yeeg gaz bi yépp nekk ci parce que loolu la ñu bëgg loolu moo lay wan ni yëf yi dina jaar yoon incha allah voilà gis ngeen ñu génnee air bi rek bu ko defee ñu mun a ñëw façonner mburu bi donc mburu bi moom mburu bu simple laa koy def boo xam ne amul du jar bagage yu bari walla ay dërëka di def ay bagage yu loolu moo tax soo teelee defar loolu mooy avantage bi da ngay am latitude boo xamante ni moom mooy loolu voilà donc mu ngi nii damay daal di jël diviser ko ma xool 1 2 3 4 5 ok donc mu ngi nii dama koy xaw a à peu près rek donc mu ngi nii boo xoolee mu nekk pâte bu xaw a tooy tuuti c'est fait exprès parce que man maa ko bëggee noonu voilà gis nga mburu bi moom dañ koy def mu rustique maanaam comme pain artisanal voilà moom lañ koy def donc sama plaquette bi nga xam ne fa laa koy toggee moom laay jël rek daal di jël ok suñu kii bi pat bi daal di koy ku nekk yow yaay xool ni nga bëgg mu doy ak ni nga ko bëggee tàllal aussi longueur beeg yépp voilà gis nga sama loxo bi su tooyee nii mun naa ci def farine walla ma def tuuti diw ci sama loxo pour mun ko façonner bu baax soo defee sa loxo farine ci sa loxo rek kii tuuti huile dina la dimbali bu baax voilà gis nga dañ koy def rek ñun ni ñu bëgg mu mel noonu lañ koy façonner léegi li nga xam ne bëgguma mu paase fa bu jógee ci yaatuwaay ak yooyu moom laay def nii donc damay def séparation bi nii pour mu dimb parce que dañ koy bàyyi ba mu jóg avant ñu koy lakk voilà mburu artisanal moom lii moo ci neex parce que dafa forgiving daal maanaam mun nga ci def lu la neex
doo nekk di inquiété wu si côté forme beeg rafetaay beeg genre yooyu déedéet moom dina ñëw defar boppam après voilà donc nii rek la ñuy def daal di koy bàyyi léegi nag su paree ñu daal di koy bàyyi ndànk tranquillement ba mu xaw a jugaat doublé de taille nii tuuti rek ñu indiwaat ko door ko dugal ci four bi incha allah. voilà léegi gis ngeen fi mu nekk nii dama baxal ndox bu mu tàng bismillah ma def ko ci kii bi récipient bi walla cin walla loo am rek loo xam ne mën na def ndox te mën a dugg ci sa kii ci sa four nga def ko fa def ko ci suuf donc ci suuf laa koy def ñu ñëw nag léegi dem lakk ji mburu yi su la neexee nga dagg ko su la neexee nga bañ ko dagg duma ko xar duma ko def dara dama koy bàyyi nii rek tey léegi ñu dem dugal ko gis nga maa ngi préchauffé woon four bi xaaral ma ñëw 475 degrés Fahrenheit c'est ça waaw environ 240 degrés Celsius. voilà gis nga mburu bi pare na donc mu ngi nii dañuy daal di ñëw teg ko nii rek ci wire rack pour comme ça nga xam ni dafay mën a sedd sans pour autant parce que secret bi yëpp si noo koy seralee loolu la nekk donc dañ koy bàyyi nga xam ni air bi dafay jaar ci kaw ak ci suuf yëpp nga xam ne dina mën a sedd carrément avant ñu koy commencer di jublu ci ndawal li nga xam ne mooy dem ci biir donc ñu daal di ñëw jublu ci loolu incha allah. voilà comme ni ñu leen ko waxee sànq rek gis ngeen donc pendant que mburu bi mu ngi toog di sedd fële ñu ñëw defar li nga xam ne moom lañ koy enfourrer muy maanaam kii bi nga xam ne moom lañ ciy def bagage yi nga xam ne moom lañ ciy def ñun tey chicken habanero mango habanero la ñuy defar donc mu nekk poulet bi ak sauce bi nga xamante ne sauce kaani boo xamante ni dafay nekk ci diggante xaw a sweet tuuti ak saf kaani pour ñi nga xam ne moom la ñu bëgg donc pour loolu damay yore fii blanc de poulet laa yore tey ku nekk partie ginaar gi bi nga yore rek mun nga utiliser boobu c'est le moment pour utiliser sax desitu ginaar boo amoon boo toggoon voilà dinañ soxla fromage donc ma am fii ñetti façon sax laa war a wax donc maa ngi yore fii mozzarella ak I think Colby Jack la ak aussi ma yore fii tuuti parmesan dinañ soxla aussi pour suñu sauce bi dinañ soxla mangue boo am rek man yi nekk ci congélateur yi laa yore donc daal di soxla fii tuuti soble dinañ soxla tamit tuuti ail ak poivre ndox ak vinaigre aussi dinañ soxla suñu mélange d'épices voilà ak sel ak aussi tuuti ananas pour ki nga xam ni moom moo ko soxla voilà gis ngeen li ñu def nii mooy dañuy def tuuti diw ci poêle bi daal di ñëw commencer sauter suñu ginaar yi bu la neexee nga lakk ko wala nga xaw ko saaf nii comme ni may def nii dooleel ko fii tuuti ba mu ñor fii xomm donc loolu la ñuy ñëw def bu ko defee après incha allah ñu daal di ñëw commencer nga xam ne lii su ñoree rek dañ koy daal di bàyyi mu reposer quelque chose comme ay 2 à 5 minutes après ñu dagg ko bu ko defee ñu commencer assembler suñu sandwich incha allah. voilà gis ngeen léegi dañuy ñëw defar suñu sauce bi donc dañuy daal di def tuuti ndox rek bismillah ci suuf d'abord pour mu mun a blend bu baax ñu daal di def aussi mango bi. voilà donc même sauce bi au lieu de mangue par exemple soo amee accès ci pêche mun nga ko def ak moom aussi dafay neex ba bëgg a dee donc ñu def suñu soble voilà léegi nag kaani bi moom c'est selon votre goût ni ngeen bëggee mu saf noonu ngeen koy defee man defe naa bu ma defee benn bi parce que après dañuy tëmbal ci biir man cafka bi rek laa ci soxla bëgguma mu saf-saf yooyu noonu donc mi ngi noonu léegi ñu daal di def aussi suñu mélange ail ak kii bi poivre noir bi voilà jarul muy bëri yooyu léegi ñu daal di jël def restant ndox bi daal di koy blend nag léegi buñ ko blendee ba pare après ñu xool consistance bi avant ñu siy dolli vinaigre bi ak kii bi sel bi aussi voilà ñu add suñu spice mix ma def the red one tuuti sel and vinegar bismillah
c'est selon votre goût vinaigre bi moom it's to taste bismillah. Voilà baax na ni donc dañ koy daal di dem teg ci gaz bi tàngal ko tuuti rek après ñu ñëwaat incha allah. Voilà gis ngeen fii la ñuy def sauce bi bismillah tàngal ko tuuti rek voilà gis ngeen fi mu nekk nii sauce bi pare na mu ngi nii donc quelque chose comme 5 minutes rek mu pare gis nga plus muy gën a toog nag muy gën a dang moo tax ñu bàyyi ko nii ci côté bi bu ñu xoolee ni dafa dang ba lu bari rek dañ ciy dolliwaat tuuti liquide rek pour oyofal ko tuuti donc ñu daal di bàyyi nii daal di dem xooli ji suñu ginaar bi dagg ko après daal di ñëw commencer assembler nag léegi. waa kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii ñu indiloon leen tey ji mu nekkoon suñu sandwich bi nga xamante ni Domino's moo ñu inspiré ba ñu defar ko donc mu nekkoon chicken habanero sandwich donc moom moo nekk nii léegi mango habanero sax laa war a wax donc tey jii nag émission bi ñu ngi koy jox toutes les grandes dames de chez Bilo di ko jox képp ki nga xamante ni rek aussi yaa ngi safoo chez Bilo di ko jox soxna Dior Gueye Diop di ko jox aussi sister Clémy Kazadi di ko jox aussi sister Awa Niass di ko jox tamit Xàcc Njaay Sey donc di ko jox tamit Khoudia Mbeng ak tamit Aïta am na solo bari voilà di ko jox tamit Mariam Diop di ko jox Abibatou Ba Tako Mbalo di ko jox aussi Mariam Dieye Aïssata Sy ñu ngi leen koy jox Isabelle Diatta aussi ñu ngi la koy jox yow tamit di leen wax ni tey jii ñooñu la ñu may émission bi di leen wax bu leen di ko jox tamit bala may dem sax sëñ Amadou Kane voilà moom tamit ñu ngi ko koy may bu baax a baax di wax ni bu leen fàttee di partager vidéo yi di ko aimer mais aussi su fekkee am na ki nga xamante ni mi ngi seetaan te abonné wul bu mu fàtte abonné appuyer cloche bi comme ça mu notifier ko à chaque fois ñu dugal leen di leen jox dig daje ba beneen di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah